asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi am di jàmm yi nga xamante ni yéen a safoo di seetaan seen télévision OTV comme ni ñu leen ko waxee woon gis ngeen au élevage tey ñëw na fi nga xamante ni mooy diwaanu Ngor waaye seet si koo xamante ni daanaka duñu ko présenté ku ñu ràññee la lool si élevage waaye non seulement mu nekk li nga xamante ni aussi mooy président de l'ADEN ça veut dire que mooy association des éleveurs de Ngor Naby ñoo ngi lay ziar. aleykum salaam wa rahmatullah Papa Doudou ñu ngi lay ziar di nuyu bépp téléspectateur OTV di leen jox seen wàccuwaay di kontaan bu baax fekk si bi nga xamante ne fekk si ngeen ñu si fii si biir Ngor. Naby laataa ñuy tàmbali suñu émission daanaka fi ñu dem di leen wax ni kan mooy Naby. waaw Naby benn ndaw la rek bu dëkk fii si Ngor. ñi gën a xam man Mouhamed Samba laa tudd ñi gën a xam Naby. nekk benn éleveur moo xamante ne dafa nekk fii ci biir Ngor. di càmm ànd ak waa ahlu càmm yëpp. daanaka nit ñi ràññeew ñu si càmm waaye daan ñu ngi siy bëgg a yàgg. depuis 2016 ba léegi ñu ngi si di liggéey di kon ni ñu ko waxee rek di raam. di jëm si élevage fu mu toll actuellement. fii si Ngor dëgg yàlla def na ñu tabb ma nekk président des éleveurs de Ngor. amaana am na ñu ko waroon a mën a gën a taxaw sax waaye yàlla pour l'instant ñun la ko nattoo ñu nekk ko. ànd si ak association bi yëpp di liggéey bu mucc ayib. kon su ma déggee si say wax daanaka 2016 nga commencé li nga xamante ni mooy élevage. waaw 2016 laa commencé wala 2016 fekkoon na xar yi nekk fi. 2016 avant 2016 xar mu ngi fi woon ndaxte sama mag moo doon càmm ànd fee ay doomam. dëgg ni boobu man maa ngi doon yoof di jàng. waaye aussi maa ngi doon càmm foofu sa kër ga. waaye mais si xaru tabaski lañ sa nekkoon di si càmm. mais première laadum bi nga xamante ne jënd naa ko. si fin 2016. laa ko jënd woon. mu nekkoon benn bu jigéen. ma jëndoon ko si fin 2016. ndax mën nañu xam fi nga ko jëndee valeur bi fu mu toll. waaw xar boobu ma jëndoon si fin 2016. maa ngi ko jëndoon Thiaroye Azur. sama benn collègue ma koy nuyu au passage mu ngi Canada. moom moo ma dugaloon si xaru laadum ndaxte dafa ñëwoon gis sama xar mu ne ma coono bi nga def sa xar yi yëpp. li nga xamante ne yaa ngi koy dundal sa xar yëpp. élevage am na fu mu toll. da nga war a fexe nga jël ko nga dugg ci loolu. moom dëgg mu njëkk ma jaay benn xaru laadum. bi ma koy jaay dëgg wax dëgg yàlla jaay ma ko ngir prix daf ma ko jox pour ma tàmbali. mu ne ma loo am rek nga yëkki jox ma. noonu laa di amee sama première xar. maanaam jaay bi may la woon. waaw man naa jàpp ne jaay bi may la woon. waaw may la pour que encouragement. bu mu ñëwee doon femelle sa croisement fan nga xalaat da nga ko croiser ba tey nga xam ni agsi nga fii nga xam ne moom nga agsi. waaw xar bi ma ko joxee. boobu tënga la woon. muy toll woon si ay 6 mois. mu jaay ma ko ma teg ko fii sama kër. bi ma ko tegee sama kër 4 mois après. moom daf ma jaay benn maal. bi ma jaay benn maal yéen bokk xar yi man maa foo na xaru tabaski balaa maal bi ñëw war ko sayir xari tabaski sayir nañ ko. bon ak xar yi mu fi nekkandoon macha allah bu amandoo fi benn xar doom. mais ñoom ñaar ñëpp bi ñu wàccalee wax dëgg yàlla tullaabeer bi ak laadum bi ma jox si benn maal bu leen tëboon. mu am ay doom yu waroo trop. ma xam ne nag kii li ma doon wax si laadum yoon bi fii la. loolu moo ma gën a téye ma jëlaat xar boobu. ak maal bi ma joxoon. ma croisé waat leen ñu wàccelaat fi benn femelle. ma jël femelle boobu bi ñu wàcceloon si laa ko maye. mais entre temps. sama beneen collègue dafa jëndaat beneen xar si moom. même chose mais bi mu ko jëndee dafa ko jël teg ko sama loxo na ma xar bi mu ngi noonu. jël ko nga liggéey ci. mu nekkoon ñaari femelle yu ma démarré. ñaari femelle yoo xam dafa da nga moom nga démarré. waaw mais ndax mën nañu xam ligne bi wala boobu ay temps topp woon ligne. temps boobu ligne xar yooyu yu jigéen ñi. xamoon naa leen. ndax ay sëtu bitaar lañ woon cuusa moo benn doomu bitaar bu ñu naan cuusa. moo juróon ñaari femelle yooyu. mais tey Naby ñu ràññee ko loolu si li nga xamante ni mooy élevage non seulement mu nekk li nga xamante ni mooy président de l'ADEN sa élevage sa départ ndax métti woon. parce que yaa ngi commencé benn ba tey fi nga xamante ni yaakaar naa ko wax prix xar jamono ji da nga naan ay millions la jëm kaw wala 800 jëm kaw mais ndax métti woon na début bi. waaw début bi maanaam métti na méttiwul. ndaxte bu ma ne méttiwul ça veut dire que ki ma ci dugal
dugal ngeen ma si ngir encourager ma dugal laajuma lu metti jaayu ma ko tamit jaay bu metti moo tax mën a mettiwul metti na ndaxte am na foo xamante ne nit ñi toll nañ fa da nga fa war a yóbbu te fi nga commencé bëgg a yegg fi nit ñi nekk dafa am loo xamante ne foog nga débourser ko sa poche pour mën a yegg fi nit ñi yegg waaw foofu moo côté boobu laay wax ne mën a metti na ndax jënd naa aussi yeneen xar après yoo xamante ne tey gi ñoo yeggale élevage bi fii nii. waaw foofu la ñuy ñëw yeneen xar yi nga jënd mooy transfert yi nga xamante ni ràññee nañ ko lool. nga limal ñu si quelques transfert yi nga xamante ni def nga ko. waaw ginnaaw bu ma jógee si loolu. transfert bi nga xamante ne def naa ko. jëndaat naa fi beneen maal boobu mu nekkoon benn sëtu Abdou Fall. ñu tudde woon ko Koskas. ndax Koskas moomu. Ngor yaakaar naa 2 dernières années yi mujjee def foire yëpp moo nekkoon le meilleur mâle première année bi ko waay yoree mu jëloon meilleur mâle yàlla def ma dem mu jël amoon sama femelle bi nga xamante ne moom laa jëndoon sama waay ji mooy bi nga xamante sama waay ji moom la jëndoon jox ma ko ndax man bi ma jotoon a jënd ak femelle bu dafa daanu mu desoon fi benn femelle boobu ma jëloon ko teg si Koskas mu jëloon ma fi benn femelle bi ñu naan limousine ma téewoon femelle bi si biir li ma ko téye kenn ko xam benn grand bu baax boo xamante ne wax dëgg yàlla tey gi yàlla def na seq nañ lu bari grand bi ñëwoon sama kër am lu ma doon liggéeyal génn gis xar mbote bi jàll mu ne ma ku jur lii ma ne ko femelle bi mu ne ma ak kan ma ne ko Koskas mu ne ma lii day boo mënee jëlaat sa xar di yóbbuwaat ko foofu nga tëbaat si bu yàggee di nga am départ bu baax. pour nga am li nga xamante ni moom nga amoon. moom laa amoon. bi moo ko waxee quelque temps après ma dégg ñi yoroon maal bi nag ñu ne dañuy jaay maal bi. ma xar si sama tànku tubéy dem jëli ji maal bi. jënd ko andi ko sama kër. tàmbalee ci liggéey. maal boobu moo fi nekk ba nigal. maal bi ay doomam ak i sëtam ñoo fi ne. waaye moom génnee naa ko. waaw mais ay doomam ak ay sëtam kon maanaam tey gi moo xoolee mooy sama base de famille bi am te moom laa téye fii si kër gi. ñoom ñoo ne si kër gi. ñoo ne si kër gi. Naby gis ngeen comme ni nga ko waxee mbokk téléspectateurs yi ñëwoon nañ fi nga xamante ni mooy diwaanu Ngor waaye seet si un grand éleveur le président de l'EDEN muy ñu di ko wax Naby Laye. Naby ñu gis fi nga xamante ni moom nga déparé mooy daanaka 2016. mooy benn femelle boo xamante ni daanaka sa collègue la ko jox. nga dem ba si biir keneen jënd beneen femelle jox la ne la liggéeyal. tey nga dem ba si biir lijjanti beneen mâle ñëw teg mais tey ñu gis fi benn mâle. gis naa fi benn mâle boo xamante ni mâle bu extraordinaire. si wàllu li nga xamante ni mooy dayoo ak LCS. ndax mën nañu wax mâle boobu mooy kan. waaw mâle bi ni nga koy gisee mâle bi moom lañ tuddee maison balance. maison balance dëkk benn éleveur. bu nekk fii Ngor bu ñu tuddee Bassirou Diagne moo juddale mâle bi. mâle bi papaam Ben Laden la tudd. Ben Laden ki ko jur muy Xelkom Aliya moo ko jur. Aliya mooy taawu Ado. Ado séeréer moo ko jur. ci côté papaam. côté yaayam Rubi moo ko jur. Rubi Xarañ moo ko jur. Xarañ Bubs moo ko jur. Bubs macha allah pour ba Mansour Mbow moo jur ko. loolu loo composé mâle bii nii. moo andi woon que pour mu yeggale liggéey Koskas bi nga xamante ne moom la fi bàyyi woon. moom tax ma andiwaat mâle bi bàyyi ko ci. mais mâle bi loo gis si moom ba nga xamante ni tey war nga ko jël àggali li nga xamante ni mooy si liggéeyu bergerie. waaw mâle bi. boo gisee séeréer bi la wala macha allah bi. du si séeréer bi du si macha allah. ndaxte boo xoolee lu moo taxoon ndax nit ñi dañuy liggéey si ay critères. te mâle bi xamante ne yoroon naa ko. amul critères yu jéggi doyo lool mais ay critères am néewul. maanaam lépp dafa digg doomu woon. LCS yemoon na. hauteur am bi dem na ba 1m8. LCS bi demoon na ba 150. ma xam ne kii amaana su ma jëlaatee même mâle bu mel ni moom. man naa fi am base de femelle boo xamante ne su ma ko tegee mu liggéeyaat ma même critère bi. ëllëg bu ma bëggee liggéey si critère bu gaaw benn critère beneen bu ma jëlee rek day yeggali sama liggéey. loolu moo waral ma jëlaat mâle bi dugalaat ko. mais ndax mâle bi mu ngi lay defal doom bu tax ñuy wax ndax ku wax mâle di nga wax li nga xamante ni mooy production. waaw mâle bi muy ñëw dafa fekkoon ma amoon beneen mâle boo xamante ne dañ ma ko joxoon ma koy nuyu de passage Amadou Diallo. nga xamante ne moo yor bergerie de l'émergence fële sa Wakam. joxoon ma benn mâle ba ñuy wax benn doomu
kin fat bi doomu kin fat boobu bi muy ñëw fekkoon ne ñu ngi nekkoon du waxaale maal bi ñoom ñaar ñu daje woon fi ndëf ñoom ñaar ñëpp ku nekk ma joxoon nga def tour maal bi nag premier touram ay góor ñoo ci ëpp yaakaar naa ne benn femelle la fi jur mu am ay triplé ñaari jigéen benn bu góor mais triplé yi moom benn bu góor bi dafa daanu ñaari jigéen mu ngi ñu téye mais yeneen doomam yu góor yi mu jotoon am yëpp wax dëgg yàlla teewuma leen ci mbaar mi à part mbote bi nekk ci biir mais yeneen yi si des yëpp dama ko jénnee te benn jeune mâle ak mbote bi judd bi mujjee judd nii barki démb. mais Naby ñuy gis jamono ji ñi nga xamante ni dañuy liggéey ci ay lignées yu bëri mooy comme ni nga gisee daanaka ñii dañuy liggéey ci wàllu Saloum ñii di liggéey ci wàllu magistrat ñii di liggéey ci wàllu li nga xam mooy yeneen liggéey ba liggéey wër tey Naby looy xaar tey pour liggéey li nga xamante ni mooy Saloum. liggéey Saloum man sax dama siy sawar pour ñëw liggéey si ndaxte am naa fi doom boo xamante ne sëtu Saloum moo ko jur ndax wax dëgg yàlla mu ñëw nekk instant moom moo neexee man naa mooy presque mooy meilleuru mbaar mi en ce moment kon man liggéey si Saloum ak li ma jot a liggéey si waa kër Abdou Fall gis naa ni ñoom ñaar déggoo nañ lool te yaakaar naa liggéey si Saloum moom jot na si man te incha allah rabbi gëm naa ne feexee balaa at ngay waaj a def ay transfert incha allah wala yaa ngi jàngat li nga xamante ni mooy femelle yi nga war a recruter. non du waaj def transfert du waaj def recrutement ndaxte kon ni ma ko waxee début bi bergerie bi sama bergerie la mais à la fin bergerie bi léegi dafa nekk dañ ko coaliser nekkatul bergerie Ahlulahi kese dañ ko coaliser ak beneen bergerie te beneen bergerie boobu buy ñëwaat am na la sanwu Saloum boo xamante ne yor nañ ko fi te gëm nañ ne bu ñëwee fii dina yokk liggéey bi. mais ndax mën nañu xam turu bergerie bi parce que gars yi ñu ngi dégg bergerie Ahlulahi nekkatul bergerie Ahlulahi non seulement mais dafa am beneen bergerie bu dugg si biir daanaka ñuy boole seen benn càmm ndax mën nañu xam turu bergerie bi ak looy xaar si li nga xamante ni mooy bergerie bi muy indil la liggéey bi nga xam moom nga soxla. waaw bergerie bi bergerie maam Lamp Diack lañ koy wax propriétaire bi di Aada Diaw Aada Diaw nag nekk kenn koo xamante ne si man ku yàgg ci élevage yaakaar naa Wakaam ku wax ak ku fa dégg Aada Diaw xam nga Aada Diaw muy liggéey si élevage depuis des années man nag élevage moo boole moom sànq si biir wax dégg nga man la nit moo fi ñëwoon doon ma liggéeyal gis mbote bi na ma demaatal nga liggéey lii kooku bu iñaanul woon du la wax loolu mooy mel na Aada Diaw moobu la woon mu gisaan ma tamit ma yor ñaari maal tabaski ñëw ma génnee ko di ko jaay mu dégg ñi ne am booy bi génnee na ñaari maal mu dox ñëw ba ci man na man ndax da nga am problème mu xaalis ma ne ko déedéet mu ne ma jëlal benn maal bi nga dugal ko nga jël benn maal bi nga jaay ko kii mën na la liggéeyal maal boobu tey gi dama laa def ay croisement ay azawat teg ak laadum tabaski yu weesu yëpp maal boobu moo liggéey loo xamante ne xar yi du ñu am 12 mois dinañ mat tabaski nu ma leen neex la ñuy toy pour ma mën leen jaay tabaski. mooy diggante laadum ak laadum ak azawat si loolu laa nekkoon doon ci liggéey lu bari wax dëgg yàlla moom si iñaanam mu ne ma defal loolu nga liggéey continuer sa liggéey te bi ma ko defee dama si gis réussite te depuis boobu ba léegi bàyyiwuma dara benn yoon si élevage du ma recruter xar te yëgu ko masuma sax recruter xar ndax damay gis sama bëgg naka lii laa bëgg moom mooy dem waxtaan wax lépp ma jël xaalis jox ko moom mu dem jënd xar bi ñëw wala moo amee sama xar mu gis na kat xar bi bu ko yóbboo fii def croisement bi war na rek mu jël sama xar yóbbu ma xam ne ne kii ku ñàkk iñaal te am na fa ma teg loolu moo waral ma jël ko tee ko taf ko si man naka bés di ki tey sa bergerie bi bul jàppane sa bergerie sama bergerie du ma jàppane sama ñaari bergerie laay boole mu nekk benn mu doon benn waaw moom tey bu soxlaa ñëw jël yow boo soxlaa dem jël waaw noonu lañ defee tey gi am na xar yoo xamante ne ñu ngi këram am na xam ne yoo xamante ne ñu ngi peut-être dina émission moo xaw a betti sax mais sinon li nekkoon këram daa am lu ñu nekk di waajal mais sinon ñoom ñëpp dañuy ñëw fii ñu waajalaat ci émission bi bu baax a baax dëgg mbokk yi yaakaar naa gis ngeen li nga xamante ni nag wax na ko mooy lu am solo mooy way loo xamante tamit yaakaar naa leeral na ko mooy lu waral li nga xamante ni mooy coalisé bergerie Ahlulahi ak Père Ada yaakaar naa leer na si boppu ñëpp waaye gis ngeen Naby fi nga xamante ni moom la commencé mooy jël na ay mal tey ba nga xamante ni mooy kii nga xamante ni moo fi nekk sët si ado nekk sët si macha allah bu Pape Mansour Mbodj mbokk yi duñ def lu dul dem visite yaakaar naa bu ñu demee visite di leen ñëwaat àggali li nga xamante ni mooy seen émission au élevage.
Nabi bi mooy ban box. waaw kii mooy première box bi. box bi ngeen di gis. waaw en ce moment dañu nekk di waajal benn foire d'évaluation. ñun waa Ngor. may waaj loo xamante ne tey gii au moins buñ ko jénnee. waa Ngor dinañ am satisfaction xam ne kat ñii ngànk tey gii élevage Ngor. am nañ loo xamante ne ñu ngi ci avancé nañ ci bu baax. dëgg la mooy waajal kii mooy Maison Blanche. mais Maison Blanche bi waaw doon wax sànq. Maison Blanche moo nekk nii moo nekk doomu Ben Laden. Ben Laden nekk doomu xelkom doomu nekk Aliya Ado Séeréer. dëgg la moom yaayam. doomu Saloum yaayam kii jur papaam. doomu Saloum direct buñ naa xujja moo jur papaam. moom lañ teg ci doomu Aliya bi. ñoom ñu jur papaam. papaam ñu teg ci rubi jur ko moom nii. ok mooy sang bi mooy géniteur mbaan mi à ce moment. maanaam kon génétiquement maal bi fii nga xam ne moo fi samp dafa wóor daal. waaw ni mu am. maam daanaka mën naa wax ne lii ngànk élevage. deret googu mu ngi ci moom. lu am lu ndaw lu ko manqué te yeneen xarit nañ ko mottali incha allah. ñu gis ay femelles ci ginnaaw. waaw femelle yi ngeen gis ci ginnaaw. waaw. femelle bi. kii mooy doomu koskaas bi xamante ne moo tàmbali woon élevage bi. waaw xar biñ ma njëkk a jox. ma dem ñu may ma ci tëb. ok kii la fi wàcceel. ok d'accord. femelle bii la fi wàcceeloon. moom mooy limousine. moom maanaam tey gi mën naa wax moom meñña mbaan mi. limousine moo nekk nii. moom mooy doomu koskaas. ok yaayam mooy biñ ma joxoon moo xamante ne surtout bitaar la. moom moo nekk nii. moom mu ngi toll ci ay ñaata mois. moom asama janvier bi lay dugg ci 3 ans. 3 ans 3 ans. mais tey ndax moom maal bi wàcceel croisé nga leen ñu defal la doom bu tax ñuy wax. waaw moom maal bi. moom laa croisé seen première doom mooy juróon triplé yi. ok d'accord ay triplé la fi wàcceeloon. triplé yi ñaari jigéen ñu ngi ci kaw après dinañ dem ci box boobu. borom teg noir bi nag. borom teg noir bi. moom rakkaam la. ok ñoo bokk rakku limousine la. d'accord teg noir bi rakku limousine la. ñoom ñaar ñoo bokk ndeex baay. waaw moom xam naa nampal bu metti bi moo ko jàppoon. ndax instant bi nii day soog a feral. day soog a feral première doomam. day soog a feral première doomam. waaw kooku femelle boobu noonu. waaw femelle bi ngeen di gis nii. macha allah kii moom la ñuy wax mignon. mignon moom mooy taawu limousine. ok taawu limousine. kii moom laa la wax les sànq na la presque mën naa wax kon limousine bi toll ci 3 ans moo jur ki nga xamante ne moo jur mignon en ce moment nii. mu ngi toll ci 20 mois. benn yoon la taawloo. mu ngi sayir nañ ko ba muy téye deuxième ëmbam la téye deuxième porte bi moom la téye nii. mignon doomu Saloum Junior la. Saloum Junior moo nekkoon ci Amadou bi nekkoon ci berger de l'émergence. waaw Saloum Junior boobu lañ teg ci limousine. mu taaloo mignon mii ne waaw kii maanaam tey gi deretu Saloum bi mu ngi ci moom. deretu Abdou Fall bi mu ngi ci moom. deretu Bitaar gi mu ngi ci moom. maanaam tey yoroo li nga xamante ni mooy Saloum sa biir box mais Saloum mu ngi ci biir deretu xar mu ngi ci biir deretu xar waaw. macha allah. ñu gis tamit beneen femelle boo xamante ni daanaka bopp bi tarkaal la. waaw kii gars yi di wax bopp bu dam. kii maam dañuy sant yàlla. kii li ñuy wax rek ñun élevage Ngor. dañ jëloon lépp ñu partagé ko. maanaam kii suñu benn éleveur bi nga xamante ne mooy Bassirou Diagne. moom bi mu may jaay xar bi muy maal bi Maison Blanche. waaw moom mooy mayoon tëb si benn maalam bu ñu naan yoon bi. waaw yoon bi doomu ndigal la. ndigal bu mbuur. ndigal doomu Moxsin la. ok d'accord Moxsin doomu magistrat. kon maal bi maanaam doomu limousine la moom it. moom tamit doomu limousine la. doomu limousine la ça veut dire que limousine instant yi bokk na si moo samp mbaar bi daal moo samp mbaar bi limousine moom mi seex la woon. boo xoolee seexam góor la woon. yaakaar naa kon man moom xari góor buñ fi juddoo. tabaski bu jotee ren dañ ci wàññi. moom seexam moom lañ tabaski ren fii si kër gi. moom en ce moment muy tolloogu si 14 mois. 14 mois waaw mu ngi toll si 14 mois. ba sayir nañ ko nag premier ndax dañ ko njëkk a sayir. mu répété ñu tegaat ko mu rem mais en ce moment boobu dafa fekkoon maal bi moo amoon problème. d'accord waaw looloo tax ñu ngi koy soog a sayir. macha allah macha allah. comme mën nañ dem si deuxième box bi. waaw ñu dem si deuxième box bi. xeeti añel yi ngeen di seen. boo xoolee kii
ak kii. waaw kii. ak kii ni. mooy triplé yi xamante ne mooy femelle bi am teg bu noir bi. waaw ak bu noir blanc bala si wetam. waaw waaw. ñoom ñaar ñooñu ay triplé lañu woon. ok ñoom limousine moo leen jur ak maison blanche. ok ñu nekkoon ay triplé bi ñu juddoon rek seen yaay amoon problème. boo xoolee beneen bi tamit dafa képp woon mu daanu. mais biñ seen yaay amee problème ñoom ñoo leen nàmpal. di leen nàmpal bañ reprendre tant que ñu fajaat seen yaay mu taxawaat. wax dëgg yàlla biñ fi ñu fi am couragement tamit après raté woon nañ. mais ñu ngi ñëwaat ci couragement bu baax wax dëgg yàlla. macha allah waaw. léegi limousine moom mooy yaayu mignon. limousine mooy yaayu mignon. macha allah waaw moom moo fi wàcc moom laa wax moom liggéey na fi maanaam gitte gi tey boo xoolee liggéey bi yëpp limousine la mooy base bi. waaw limousine abaat tabara mi fi nekk. limousine mooy base bi. macha allah mooy ñaari famille yi xamante ne tey gi moo liggéey suñu base am na fi doom am fi ay sët. macha allah waaw léegi beneen famille bi ngeen di gis nii. kii tëng bi. waaw. mooy noir blanc boo ngay gis bi ne si kanam noonu. sans corne bi waaw sans corne bi. rakku limousine bi xamante ne moo ne suuf. moom moo ko taawloo. ok moom moo ko taawloo ak maa libère bu Laye Dieng. ok d'accord waaw ñu koy mooy aussi au passage ndaxte wax dëgg yàlla xar bi dem na fa tëbu toog fa ay weer. waaw mosuma toog na bi sa xar bi tëbul wala nanga foofu la toog bàyyi ko ba xar bi tëb. ba xar bi jàpp muy soog wax na ma kaay jël si sa xar bi. loolu moom wax dëgg yàlla moo tax couragement bi lu ñu ci am nii. wax dëgg yàlla dañuy kontaan ci couragement bi. ok ndaxte génnee na fi wax dëgg yàlla añeel boo xamante ne am nañ ci moom yaakaar. wax dëgg yàlla mu ngi toll si 4 mois. 4 mois waaw 4 mois juste day moom la këlay soog a feral daal. d'accord waaw. macha allah. baneen añeel bi. bi ngeen seen nii bi nee si biir. waaw borom loos bu noir bi. kii aussi moom mag ñi. dafa amoon ay jafe-jafe. waaw moom mag ñi moom en ce moment mu ngi waajal 9 mois am li ci manqué ay 12 jours yooyu. d'accord ñooy manqué si 9 mois. 12 jours ndaxte bi mu juddoo dafa amoon piétin. waaw ñu nekk ci di toppatoo tànk bi taxawul woon ñuy faj di defar. moom doomu kin fat la. doomu kin fat mooy doomu kin fat bi sëtu kin fat la doomu kin fat bi ñu Amadou joxoon. waaw moom rek lañ si jote am pour jigéen. ok d'accord yaayam ñu ngi ko jënde woon si Paar Ndiaga Cissé. moom it aussi biñ si liggéeyee bu pare. jël nañ ko jox ko suñu benn doom. jox ko moom it dafa bëgg a xar. muy magu kii taxaw nii ñu jox ko moom it pour mu tàmbali liggéeyam fële ca Malika daal. d'accord waaw loolu lii pour l'instant mooy li nga xamante ne moom lañ fi teg. di waaja moom lañ fi waaj. waaw moo fi ne ñuy waajalaat ut luñ si mën a liggéeyaat pour mën a suqaliwaan mbaar mi daal. macha allah. waaw ñu duggaat si troisième box bi. ñu fekkaat fii yeneen femelle. waaw femelle bi taxaw sama wet nii. moom lañ tuddee Amina. Amina nekk doomu Tabara. Tabara mooy femelle Aada Jaw bi ne si biti nii. Tabara moo ko jur ak Emel. Emel it nekk ci doomu magistrat. waaw ñoom laa jël ñoom lañ couragé woon ñu xar femelle bi wàcceel ay cheikh. cheikh yooyu na benn bi teewuñu ko dañ ko joxe. mu desoon bii Aada Jaw ji ñu jël ko bàyyi ko si berger bi di si liggéey. moom moo wàcceel jeune mâle bi xamante ne moo ne si wetam ni di dox. moom ak maison balance. ñoo wàcceel jeune mâle bi xamante ne moo nekk nii si wetam. macha allah macha allah. kon ça veut dire que bu ma déggee sa wax moom dafa nekk doomu Tabara ak doomu Emel. waaw léegi Emel bi boo seetee boo xoolee mbote bi si sama jàngal bu ndaw. Emel dafa feeñ si mbote bi li nga xamante ni mooy sans magistrat dafa feeñ si mbote bi. waaw Emel bi dafa feeñ bu baax si mbote bi. maison balance dooleem ak taxawaay aussi dafa feeñ bu baax. si mbote bi. mbote bi moom dafa génnee maanaam couragement bi ñu doon xaar. génnee na ko bu baax a baax. macha allah macha allah. mais jàpp nga ni kii nga xamante ni mooy doom ji moo mën kii nga xamante ni mooy Tabara si production. en ce moment du ma wax ne moo ko gën. ndaxte moom wàcceelagul jigéen. moo bëgg a bàyyi ba mu wàcceele jigéen. ma soo comparé. mais wàcceel na fi ñaari góor ak maal bi. ñaari góor yëpp wax dëgg yàlla macha allah. waaw ñaari góor yëpp macha allah. ñu gis beneen añel bu ñu tey nii. waaw añel bi nga gis nii. moom it doomu Tabara la. añel bi doomu Tabara la. Tabara lañ jëloon teg ka si hasard. hasard di doomi Jogoy.
moom lañ jëloon teg ko ci mu juróon ay cheikh góor ak jigéen. d'accord bu jigéen bi moo nekk nii. bu góor bi nag moom muy kër Aada Jaw dañ koy waajal pour suñu journée d'évaluation bi. bu jigéen bi moo fi nekk nii moom dañ ko jëloon teg ko ci Erdogan. Erdogan bi xamante ne papaam tey mooy Grain d'Or di doomi diaspora ñoom ñaar ni aussi ñu wàcceel benn mbote bu rafet. wax dëgg yàlla mooy mbote bu weex bi ngay seen nii. ma ne ko wax dëgg yàlla nekk na mbote boo xamante ne am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax ne beneen sang boo xamante ne bu bokkul woon suñu bergerie duggaat na maanaam tey jii ndax ku xam diaspora am na lu mu bind moo xamante ne yoon na ko bokkul ak xari léegi ngay dégg kon ça veut dire que ni am nañ si yaakaar ne buñ buggee liggéeyaat leneen doom gii rek mën nañu permettre ñu nekkaat si beneen liggéey daal li nga xamante ni mooy doomu hasard yow maanaam fu mu raaree yow foofu nga si amee benn femelle foofu lañ si amee benn femelle kon moo déggee sax maanaam yow yor nga li nga xamante ni mooy jóge bi sa biir mbaar waaw jóge bi mu ngi si biir mbaar jóge bi boo xoolee Abdou Fall bi la waat Abdou Fall bi boo xoolee mu ëpp sama mbaar bi dëgg la waaw mu ëpp ci mbaar mais pour waaw dinañ ñëw après si li nga xamante ni choix bi pourquoi nga jël doomu hasard tekk si ki nga xamante ni mooy Erdogan dinañ si ñëw après bi ñu toogaatee incha allah rabbi waaw ñu gis fi benn xeetu femelle daanaka moom bokk si gétt gi la bokk waaye bokkul si fi nga koy classé daal waaw kii boo gisee lu tax ñu bàyyi ko ci mbaar ba léegi waaw moom dafa nekk préféré booy ndaxte kon li ma la ko waxoon sànq rek waaw jëkkoon nañ dëkk di liggéey di def ay croisement laadum ak càggeen laadum ak azawat moo yoroon fi ay azawat yu bari ak ay càggeen mais ñoom ñëpp bi ñu jur nañ fi ay doom yoo xamante ne wax dëgg yàlla yóbbu naa leen tabaski yii jaay naa leen am si xaalis mais bi ma xëyee ñu bëgg a song laadum bi carrément il faut que ñu wàññi croisement boobu moom dëgg yàlla dafa def moom lañ fi téye ndax booy moom wax dëgg yàlla dañ ko préféré bëgguñu mu génn mbaar moo tax moom rek lañ fi bàyyi boo xamante ne wax dëgg yàlla ñoom liñ ci bëgg a liggéey aussi ñoom it ñu am ko si moom it gi nga croisé woon nañ ko ak benn maal muy seexu doomu hasard bii muy Moro ñoom ñaar ñu wàcceel ñaari famille yi famille yi instant bi ñu ngi tollu seen 3 semaines ñu ngi soog a dugg seen 3 semaines la ñuy dugg en ce moment mooy wàcceel ay seex ni boo seetee ñoom dañuy def li nga xamante ne mooy doole ak kees. waaw ñoom dinañ def ak doole ak kees. hasard doomam bi dina ñëw dina la defar auteur defal la wet. waaw boo xoolee moo commencé feeñ si mboote yi daal. dëgg la waaw. yaakaar naa fi mooy 5 étoiles bi. waaw bu ma neexee ma ne fi mooy 5 étoiles ndax en ce moment moom. ñi dañu jàkkaarloo jéggi trop. waaw. brise bi dina leen dal bu baax a baax a baax ndax mbaar mi ni muy fexee a bokkul ak mbaar mi si suuf waaw nii ñoo gën a feex waaw maal bi ngeen di gis ki mooy Foloïde mu ngi juddoo si berkew Parc des Princes yoo xamante ne grand mamès moo ko moom ñu koy nuyu au passage di nuyu Ousmane di nuyu aussi ki nga xamante ne moo jox xar bi muy Ameen Ndaw waaw mu nekk koo xamante ne wax dëgg yàlla ku ñaaxe kin ñaan ku ñu bëgg a jàppale suñu élevage ndaxte lépp loo xamante ne soxla nañ ko si bergerie muy wala bergerie Parc des Princes wax dëgg yàlla masuñu fi am problème ndax toll nañ moment boo xamante ne sama maa bi amoon na problème buñ tëbee xar bi ñu jàpp mu am yéene jàpp si élevage bi jël xar bi na ma jox ñu ñañu dem leen ngeen liggéey si saa yoo liggéey bu pare dinaa ko jël siwaat moom doomu solution la solution di doomu jogay encore comme ça veut dire que li ñu doon wax ci boobu ba léegi. Abdou Fall bi da nga yor doomu solution góor. waaw yor doomu hasard bu jigéen waaw. te yaakaar naa ne. solution ak hasard doon ay seex xaw ma ñoo bokk papa. ñoo bokk papa waaw ñoo bokk papa jogay di seen papa. moom na moo ñu ko abal na pour ñu liggéey si. waaw ñu koy santaat si loolu bu baax a baax a baax. macha allah ñu gis femelle bii nga xamante ni aussi. waaw kon kii ni ñu ko waxee rek. femelle bi ngeen di gis nii. waaw doomu Saloum Junior la. doomu Saloum Junior. waaw Saloum Junior moo juróon sama femelle bi ma leen doon wax si suuf. moo nekk jóge si bergerie de l' émergence bu Amadou Diallo. waaw moom it aussi dañ koy nuyu au passage. waaye tamit si nuyoo bi tamit duñu fàtte ki nga xamante ne mooy Samba Sall. xam na léppam moom moo ko yor. moom it saa ñëw bëggoon am croisement foofu rek. yombalal nañu ko. kii doomu Saloum Junior la yaayam doomu Amadou Mbodj la. waaw moom lañ croisé woon mu génnee fi kii. moom it mu ngi si tolloogu si benn porte kese. moom moo femelle ba la ñoo bokk benn jour bi ñu juddoo. moom it ñu ngi si toll si 20 mois. léegi nga bëgg ko teg liggéey ak li nga xamante ni mooy jógee. waaw buñ ko bëgg a liggéey ak li nga xamante ne mooy jógee. ndax boo xoolee tay génnee
xar bi booy gisoon yaayam waaw xar bi du la wér ndax deretu rëy dafa nekk si xar bi maanaam moom bi mu jur dafa am torof di loolu dafa doon saxat bi moo ko tax mu tuuti nii mais yaay gi moom dafa rëyoon macha allah deretu rëy gi mu am hauteur moo tax ñu jël xar doomu jógee bi xam ne am dina la jox wet dina la jox hauteur ñu jëm si def croisement ba xam ñu xool lan la ñuy génnee daal waaw kii mën nañ ko présenter kii Mignon moo ko jur ak Grain d'Or Mignon ak Grain d'Or ñoo ko jur moom ay cheikh lañ kii si wetam ni mooy cheikham añel bi ñoom ñooy taawu Mignon moom lañ tegoon si Grain d'Or moom dëgg yàlla ni ka jël li muy am ay cër yëpp bi mu juddoo si jour bi la tànk bi dammoon boobu la ñu nekk si di traité di liggéey moom ba ndëgër ñi tay gi mu ngi si 7 mois di jëm dugg 8e mois mu ngi si 7 mois dem dugg si 8e mois moom en ce moment moom moo fi nekk pour ñu war see moom it mu nekkaat beneen xeetu xar boo xamante ne pour ñu liggéeyaat si ñun aussi danañ fas ndax am nañ si ñaar doomu Erdogan bi ak doomu Grain d'Or bi te ku si nekk balaa ngay génn dinañ la jox nga yor li nga xamante ni mooy doomu Erdogan yor doomu Grain d'Or waaw ñuy nuyuwaale au passage suñu doyen boobu Sega waaw wax dëgg yàlla bi mu ñëwee xar bi yaatal nañu si ñun waa Ngor yëpp malgré xaram la mais yaatal na ko Ngor gi yëpp ñi si mën a jot yëpp jot ci ba kare yàlla def xar bi di génnaat si ay loxoom daal ñu koy sant bu baax beneen maal bi ngeen di seen fii waaw kii moo xam ne mooy doomu Maison Blanche bi xamante ne tey gi moom laa fi téye ndax yeneen yëpp dama leen bàyyi ñu jënd mais moom laa fi téye lu tax ma téye que am na ay critères yoo xamante ne tey gii nii mu ngi ko commencé dégager yoo xamante ne tey si kii bi bàyyi ko mu taxaw yoo xamante ne tey gii si maal yi papa gi am na loo xamante ne moom mu ngi ko gën a génnee ko papaam waaw ndax wet gi mu dégager papaam dégagé wu la wet gi du sàcc ko ndax yaayam doomu ML la bu ma neexee sax na maal bi dafa ñibbiwaat si ML ndax boo xoolee bindum ML rek bindu ML kese la maal bi génn moo tax man la doomu ML boobu suuf du ma waxagum ne moom man yaay ji mais couragement góor yi mu fi tegagul moom doy na yaa sant yàlla quoi waaw ñu ngi siy xaaraat jigéen pour ñu mën a ko dendale mox yaayam ñu xool kan moo man macha allah waaw moom mu ngi toll si ñaata mois moom aussi mox kii ay jours lañ magante moom mu ngi dugg na si 8 mois am dugg na si 8 mois prochain bi lay dugg si 9 mois macha allah mbokk yi gis ngeen comme ni ngeen ko gisee li nga xamante ni def jóge neen li nga xamante ni mooy visité nañ 6 box dama koy leeral mu leer Kër Nabi dem nañ si 6 box nag boo dugg ak xeetu añal bi nga fay fekk ak xeetu femelle bi nga xamante ni moom lu mu fay fekk gis ngeen li nga xamante ni mooy limousine Nabi dama lay bàyyi nga présenté ñu ki nga xamante ni mooy limousine waaw limousine day mën nañ sawar di si wax trop ndaxte bu ma neexee man a xar bu barkeel la ndax yaayu limousine ki ko jënd ba tey gi may wax masul taxaw laaj ma xar da ko jënd na ma jënd naa benn femelle si Sankoor mi xamante ne moo la jaayoon beneen xar bi dama nga jël xar bi nga liggéey si xar boobu tey yàlla def ñu may ma si couragement limousine juddu si ma jël limousine boobu teeg ñu siy def ay couragement di si liggéey ba tey gi wax dëgg yàlla mu wàcceel ma fi base de femelle boo xamante ne tey gi mën naa base de femelle boobu mën naa ko tey liggéey si lu jéggi doyo xaram yi mu jot yu góor yëpp ñi ma mën a jox naa leen ñeneen ni ma jël ko tabaskee ko mais li fi des muy jigéen na moom génnu ma si benn amaana tamit jurul lii rek si ay xar jurul lii moom lii la fi jot yi jigéen ñi joxew ma si benn joxew ma ci benn mais góor yëpp joxe naa leen góor yëpp joxe naa leen daal ñu ñëw gis si beneen box bi gis fa troisième mâle ma ne fa gis troisième mâle ki nga xamante ni mooy Floyd pourquoi choix boobu waaw soit Floyd boo gisee bu ma neexee na soit Ameth Ndaw la ndaxte xam na ñun fu ñu toll suñu liggéey suñu maal bi am problème ñu nekk si traitement mu ne bu ngeen naree toog fii dafi xaar seen liggéey dafay tardé mu jël Floyd nañu am leen teel leen ngeen liggéey si saa yoon si liggéeyee bu pare ngeen joxaan ma ko te
moom couragement boo xoolee xam na li mbaar bi am xam na xeetu xar yi xamante ne ñoo nekk suñu mbaar ndax dina fi ñëw waaw kon moom kooku moo neexee man du suma choix soo amee ndaw la moom liggéeyam la ñu koy remercier bu baax doomu hasard waaw doomu hasard boo gisee ñu bàyyi ko fii hasard dañu si mayoon tëb ñuy nuyu grand Momar Thiane bu au passage ndax moom it moo grand Ada Diaw benn lañ Ada Diaw soxla tëb mu ne ko andil sa femelle sama kër bi mu ko fi andee ñu bàyyi ko foofu ba xar bi confirmé mu tëb bi confirmé mu nekk kaay jël bi mu ñëwee ñu judd mu ñëw ñu nekk ay seex góor ak jigéen mu jël ji bu góor bi fi toll mu kër aada ñoo ñu jenc foofu bu jigéen bi ñu teg ko fi te bëgg nañ si liggéey bu jéggi doy incha allah macha allah ñu ñëw si mais Naby damay ñëw si li nga xamante ni mooy ñaari choix yoo xam ne dama ko fi gis dama gis nga jël jël ki nga xamante ni mooy doomu grain am nga doomu grain non seulement nga dem si amaat si aussi si ki nga xamante ni mooy doomu Erdogan grain ak Erdogan waaw ñu xam ne ni papa la ak doom pourquoi fu nekk tey nga am fa doom looy xaar wala dañoo bokkul li nga xamante ni mooy jur gi wala lan la pourquoi ñaari choix yooyu noonu waaw ñaari choix yooyu grain am doomu Erdogan ñaari choix yooyu mën nañ ko wax si lu gën a facile ndaxte gis nga àdduna boo bëggee liggéey sa xam-xam rek du la doy boo partagé sa bëgg-bëgg ak nit ñi rek da ngay avancer yi nga soit tey gi biñ jël million ni ma jël tekk si grain d'or tey gi ma leen nuyu ñu passage ku si mel ni Malal Ba ñëw na si kër gi xool xar yi na ma Naby xar bi bu tolloo si tëb bu ko jox benn xar jël ko nga yóbbu ko si grain d'or c'est que mi moom grain d'or si boppam xool xar bi dama daal kii am naa soit grain tëb ko Modou Mbaye même chose gis na naa Naby daal xar bi su ma soñoon yóbbu ko si grain ñetti wax yooyu yëpp si grain lañ jëm waaw ñoom ñëpp jëm si grain man it ma amoon choix boobu kon ça veut dire fekk nañ sama bëgg-bëgg ma xamante ne ñun ñëpp mënuñoo réer loolu moo waral ñu jël ko teg ko si femelle boobu mu jural ñu fi wax dëgg yàlla benn jeune mâle ak benn agnelle bu jéggi doyo macha allah beneen choix Erdogan bi nag Erdogan grain moo ko jur mais yaayu Erdogan damaa gis yaayu Erdogan gis production bi xamante ne am na ko tey gi ku xool grain d'or da nga naan amul yaram amul dayo benn bi mais yaayu Erdogan dafa am dayo boo xamante ne gisuma ko si yaayu grain d'or gis naa yaayu grain d'or mais gisuma ko si yaayu grain d'or wet gi xamante ne Erdogan mu ngi koy dégager mu ngi si grain d'or hauteur bi xamante ne mu ngi si grain d'or gisaguñu ko si Erdogan mais deret baa ngi fa moo tax doomu hasard am na wet am na hauteur te dayo bi rëyul lool mais mu ngi fa ma xam ne suñ jëlee choix boobu amaana mën nañ fi am beneen xeetu xar boo xamante ne amaana ñoom ñaar ñu yor ñaari xar yëpp mën nañ ci am plus que ñoom lañ ci am daal loolu moo waral ñoo defaat couragement boobu waaw ñu nekk surprise ndax xar moom léegi surprise la rek da ngay dolli rek waaw macha allah mbokk yi comme ni ngeen ko gisee yaakaar naa ki nga xamante ni mooy Naby wax na li nga xamante ni mooy choix am tey ku si mel ni Pape Malal ñu ngi koy jaajëfal Pape Malal ñu ngi lay jaajëfal bu baax di gërëm ki nga xamante ni aussi mooy Momar Thiandoum borom bergerie 5 étoiles ki nga xamante ni mooy borom hasard jëm na hasard ñëpp daanaka fexe neen ba am si li nga xamante ni mooy doom yaakaar naa yombul dañuy wax ni élevage xol la parce que bu nekkul si xol rek day feeñ si li nga xamante ni mooy xari bu amul xol rek sa élevage daal du yaatu di gërëm aussi bu baax a baax ki nga xamante ni mooy maam góor ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la wax ni nag nga xaar ma waaw comme jël naa président xam naa dinaa ñëw si ñi nga xamante ni ñoo nekk si association bi damay ñëw si li nga xamante ni mooy association bi Naby nga nekk président ADEN non seulement ñu gis li nga xamante ni moom ngeen di organiser mooy journée d'évaluation yi lu waral journée d'évaluation yi waaw loolu moom dinaa si sawar a wax ndaxte yàlla def na association des éleveurs de Ngor ñu tuddee ko ADEN mu nekk association bu ñu reconnaître ndaxte depuis 2018 jot nañ seen récépissé ñu siy liggéey man dëkk depuis 2019 si lañ ma fal président association bi ñu jógee suñu foire 2019 si lañ ma fal suñu président association bi
moo nekk ñu nekk si loo xamante ne tey gii association bi amaana nit ñi dañ jàppoon ne pour éleveur laadum kase la woon man leen élevage du nekkul éleveur laadum kase même ñi yor ay ginaar si association lañ bokk ñi yor pigeon kaneen noonu amaana nit ñi dañ xamul lan mooy rôle association biñ si nekk néew nañ ndax nit ñi comprendre nañ mais yàlla def ñu ngi avancé ndànk-ndànk ndax nit ñi ñu ngi commencé comprendre di ñëw ndànk-ndànk au passage may nuyuwaat waa Ngor yëpp di leen wax ne association Ngor la waa Ngor ñoo ko moom waa Ngor dëkk ak Ngor et environnement lañ ko wax maanaam Wakaam mu ngi si Yoof mu ngi si képp koo xamante ne war nga mën a bëgg a dugg si association bi mën nga ñëw nga dugg si ndaxte lépp loo xamante ne ñun ñoo ko apte mooy élevage ñoo ko bokk te si loolu la ñuy dox boo gisee ñuy def foire d'évaluation ñun xam nañ ne ñu ngi si élevage laadum mais nit ku ne da ngay wax franchement li ne si yow ndaxte am na ñu la jiitu am na ñoo xamante ne ñoo la jiitu am na keneen ku leen jiitu te nit ku nekk booy liggéey da ngay ñaan avancement bëgg nga dem sa kanam ñun pour dem sa kanam dëkk gis nañ ne li ñu nekk di liggéey il faut que chaque année ñuy woon waa dëkk bi ñun si lii lañ nekk lii lañ andi woon daaw ren bëgg nañ andiwaat lii bu ko defee dëkk bi ñi xam ne ne kat ñii li nekk caaxaanuñu si loolu moo tuddee ko foire d'évaluation pour que Ngor buñ génnee amaana ñëpp du ñëpp ñoo ñëw sama kër amaana ñëpp xamuñu ne dama yar ay xar mais buñ génnee Ngor yëpp génn gis na li ñu ama ñoom ñoo ñuy évaluer xool ba xam ndax ñun fi ñu newoon daaw avancé nañ wala avancé wuñ loolu moo tax ñu ngi siy waaj di si defar benn foire d'évaluation di si oo ñëpp Ngor yëpp ñu ngi leen si woo di si oo Wakaam di si oo Yoof ndaxte foire bi dañ ko yaatal boo xoolee ren Wakaam Ngor Yoof noonu lañ tijjee foire bi Wakaam defar nañ leen ay invitation Yoof defar nañ leen invitation Ngor am na ay invitation te bëgg nañ ñëpp a ñëw ñu ànd wane li ñu liggéey pour que ñu mën a avancer bu baax foire bi nag jàpp nañ que le 1er ak le 2 janvier 2022 incha allah. mais 2 jours est-ce que du ndaw si li nga xamante ni mooy foire d'évaluation si 2 jours ndax du ndaw. waaw 2 jours ndaw na. 2 jours ndaw na boo xoolee lu tax mën a ndaw na amaana ñëpp bokkuñu horaire. ñii mën nañ reposer le vendredi ñii reposer le samedi ñii reposer le dimanche. te ku si ne bëgg nañ au moins nga gis li ñu liggéey. boo gisee ñu def 2 jours de kon dañuy soog a door commencement bi ay demi journée lañ commencé woon. demi journée ñu demaat bay def journée. kon tey gi pour man bu ñu demee ba def 2 jours. gis nañ ne ñu ngi avancé ndànk-ndànk. te li ñu naan élevage moom dañ koy tefes rek. kenn du ko xuus buñ ko tefesoon ndànk-ndànk rek yaakaar naa liñ bëgg. dinañ ko am te duñu gaañ. gis ngeen yaakaar naa li nga xamante ni Naby wax na ko mooy lu mu leeral loolu muy foire d'évaluation bi nga xamante ni moo war a am Ngor fii si rond-point bi le 1er ba le 2 waaye del wax ni nag man dañ ma waroon invité jox ma box waaye nag wax dëgg yàlla comme invité wuñu ma te jëluma box itam dinaa ñëw def sama participation couvrir li nga xamante ni mooy événement bi comme ni ma ko waxee li nga xamante ni mooy addan di ADO daanaka yëpp benn la waaw am na ay jeunes éleveurs yoo xamante ni mooy waa mafia touriste service am na ñoo xamante ni dañu leen génn parce que loo leen wax ñu ne la foiru xale la waaw mais ñu ñëw si programme bi ndax dina am ay concours parce que man booy dañ gëm li nga xamante ni mooy concours de trop ndax dina am ay concours. waaw kon ni nga ko waxee rek ñëpp moom la ñuy xaar. nañ def foire concours. ndaxte nit ñi concours ñu bari concours moo leen yóbbu ci élevage. naam bëggoon nañ ko lool. mais boo gisee tey gi foire yi dafa ubbeekundoo. foire yi dafa dajanoo boo xoolee même suñu journée bokk nañ ko ak beneen foire ñoo xamante ne mooy waa Médina yi. ñoom it dañuy def évaluation le même jour. ama kon ça veut dire que dañu yemboo. te boo xoolee tey gi FENAFO moo ëmb ñëpp. te tey gi buñ ne natt. ñëpp seen xel day dem. na fédération bi xamante ne tey gi ñoo yor wàllu natt bi benn journée bi la amaana ñoom dinañ dem foofu ñun peut-être suñuy demande yéex na ku si mel ni ñuy nuyu ku si mel ni au passage le président FENAFO muy Abou Kane wax dëgg yàlla ba sànq rek ñu ngi mujjee déggante amonte am na cofeel lool jàppale ñu si bu baax si li ñu bëgg te def na si kem kantanam
génnee na ci xalaatam génnee na ci dooleem lépp pour que événement bi mën a réussir si réussite événement bi jàngat nañ ko xoolaat ko ak suñu bureau xoolaat ko ak ñoom kàngam yi xamante ne tey gi ñoo ñu loon jox seen xam-xam ñu xam ne ne tey gi élevage bi jaruñu ko ni ma ko waxee jaruñu koy yàkkamte nañ ko tefesu ren gi nañu def foire boo xamante ne foire exposé kese lay doon dina am défilé si catégorie yëpp dinañ la may temps boo xamante ne pour xar yi si la ñu war a défilé bàyyi leen si case año case bi ñi ñu xool leen buñ paree ñu duggaat le premier bi incha allah rabbi le 2 incha allah ci la ñuy def cérémonie officielle bi ñu koy wax ñëpp cérémonie bi ñu ngi siy xaar ñëpp ñu ngi siy xaar ki nga xamante ne mooy parrain d'honneur bi monsieur le maire Amadou Gueye Ati nga xamante ne mooy maire commune Ngor waaye ñu siy invité tamit Samba Bathily Diallo mi xamante ne mooy maire Wakam di fi invité di Abdoulaye Diouf Sarr ministre mi xamante ne mooy ministre de la santé nekk aussi maire Yoff ñoom it ñu ngi leen di xaar si bés boobu waaye ñu ngi xaar aussi suñu invité d'honneur yi dañu am ñaari invité d'honneur yoo xamante ne ñun suñu ay sax lañ ku si njëkk muy Aboukan ndax Aboukan tey gi képp ku ne élevage boo iñaanul rek xam ne Aboukan liggéey na si élevage mais ñun mënuñu wax Aboukan di jéggi Grand Rane Alsane Diène ñun mënuñu ko jéggi ndaxte tey gi ku dégg Aboukan mooy Grand Rane ñëpp boo ko dégg ñu jàpp nañ ne benn la te ñun bu ñu jaaree si Grand Rane mën na la jaax nañ si Aboukan borom bergerie de suñ jaaree tamit ci Aboukan mel na ne jaar nañ si te yàlla def nañ jaax nañ si ñoom ñaar ñëpp waxtaan ak ñoom lenn rek lañ leen sax nañ am ñëw teewal ñu soxlaa ñu dara si ñoom nañuy teew ba Ngor ñëpp xam ne ñi ñu doon dégg ñu xam ne ñoo ŋànk élevage tey gi liggéey élevage si lu rek ñëw nañ Ngor tey gi ànd ak association des éleveurs de Ngor siggil leen dooleel leen pour que seen élevage jëm kanam loolu daal la ñuy xaar si ñoom ànd si tamit ak autorité Ngor yëpp tey gi maanaam mën a autorité am na ñoo xamante ne élection maire ñu ngi ñëw ku si nekk yaa ngi mën a sa campagne pour mën a jël maire bi ñuy ñaan yàlla rek ñu dem si jàmm ak salaam que le meilleur gagne ama ñoom ñëpp ñu ngi leen siy xaar ñu ñëw teew xam ne ne seen i doom la waaye ñu ngi siy xaar aussi jaraaf bi nga xamante ne moom lañ mujjee fal muy jaraaf baabu moom it ñu ngi koy xaar moom moo war a dalal gan yi moom moo war a ubbee émission bi moo war a ubbee cérémonie bi dalal gan yi xamal leen ne dëkk bi day dëkku lébu la te ñun ñëpp ñoo bokk noonu daal lañ tëralee gul programme macha allah adhésion yi waaw da ngeen clôturer li nga xamante ni mooy inscription yi waaw inscription yi clôturer guñu ko ndax inscription yi en ce moment mu ngi dem ndax man mi sax loolu sama rôle kaneen la moom mu ngi jël ay inscription mais ku ma woo tamit mën naa la boole ak moom directement mu jël sa inscription mais dinañ ko clôturer incha allah rabi le jeudi à 14h jeudi 14h dinañ clôturer li nga xamante ne mooy box yi nag képp koo xamante ne non adhérent nga dañ ko yomba pour ñëpp a ñëw ñu defal la ko 15 000 francs képp koo xamante ne adhérent nga bokk ci association bi ñu defal la ko 10 000 francs bu ko defee ñëpp a man ci gën donc kon ni ma ko waxee foiru xale yi xale bi nga xamante ne tey gi manul dem Tëngéej jënd dafa box 100 000 francs manul dem village jënd dafa box 200 000 manul dem faneen jënd dafa box plus de loolu yaakaar naa tey gi lii tey pare war nga mën a pare pour ñëw wane yow li nga liggéey xam fa nga liggéey nga xam fa nga jëm loolu daal lañ bëggoon ñu jàppee ko noonu daal mbokk yi yaakaar naa gis ngeen comme ni ngeen ko gisee Naby wax na li nga xamante ni daanaka muy lépp jël na parrain yoo xamante ni macha allah yaakaar naa ku dëgg ba waxaat ni Wakaam di nga wax ki nga xamante ni mooy Grand Rane waaye dem fene foofu tamit di nga wax élevage di nga wax li nga xamante ni aussi mooy Aboukan waaye nag boo seetee Naby dafa dajale lépp boo maanaam dajale bi mooy dajale li nga xamante ni mooy saw jant yaakaar naa invité na tous les maires mooy maire de Ngor Yoff comme de Wakaam Naby sa kàddu gu mujj waaw sama kàddu gu mujj gannaaw bi ñu sante yàlla julliwaat si yonent bi ñaanalaat waa Aden ñi nga xamante tey gii ñoo am kóolute teg ma seen bopp ma giite seen association bi di leen ñaanalaat rek fi ñu jëm bëgg élevage bi jëm fa yal nañu fa yàlla yóbbale defal ko bépp éleveur waaye aussi di ñaanalaat waa Ngor bi yëpp waaye du ma fàtte di ñaanal ñi xamante ne tey gii ñoo ne si bergerie bi maanaam tey gii man figurant la maa fi ne mais dama jàpp ne membre laa ci bergerie bi
membre laa bu tey man la membre laa si berge bi dañ ko coalisé man Maha Ada Diaw tey gi ñooy membre acteurs yi berge bi waaye du ma fàtte sama mag yi xamante ne moom laa dëkk si kër gi moom it boo xoolee bu berge bi tey gi amee moom moo tàmbalee lii moom moo tàmbalee yar xar si kër gi ba tey man ma ñëw ànd ci ay doomam yi xamante ne ñoo nekk si berge boo yi ngeen gisoon sànq yëpp ñu jàpp xari tey gi ñoom ñooy sang ñooy tibba mbaar bi ñooy jox xar ñu lekk man mii buñ fi newul pour ma jox xar ñu lekk dafa ma woo leen téléphone laaj leen xari la nax lan lañ war a lekk ak lan ñaata laa leen war a may maanaam mbaar bi ñoom ñoo ko géré wax dëgg yàlla mbaar bi lu ma si xam si xari lu ñu war a lekk leen rek lañ ma sant xar lekk bi génn demal nga jëndi ma dem jëndi ñëwaat waaw ñoom it aussi dañ leen di sant di leen encouragé waaw yaakaar naa tey gi ñun mën nañ dem ba Maha Ada Diaw dem toog ñoom it ñu ñëw jël relève bi waaw di santaat waa kër gi yëpp di santaat di ñaanalaan maire bi yàlla gën ko may wér ak sama grand bi ak ay soxna di ñaanal sama soxna xale yi ñoom ñëpp ñu ngi ñaanal waa Ngor gi yëpp képp koo xamante ne tamit yaa ngi may safoo si biir Ngor ndaxte am na tey gii ñu ngi jëm faar bari na ñu ne ñoom bergerie Ahlulaay lañ bokk waaw ñoom ñëpp ñu ngi xaar jour ba di wax ñëpp na ñëpp génn Ngor gi yëpp nañ génn Wakaam nañ génn Yoof nañ génn ñu ñëw ñu jàppale seen i doom ñu suñu événement bi mën a réussir waaw di la jaajëfal yéen waa OTV wax dëgg yàlla bu leen neexoon ngeen jël seen élevage yamale ko Wakaam mais defu leen loolu tànk yëpp ngeen di wër bàyyi leen kenn di leen ñaanal seen télé bi fi ngeen bëgg a yegg yal na leen fa yàlla yeggale li ngeen wut yal na leen ko yàlla yombalal yàlla mën na ko yal na ko yàlla def di wax ne yeneen télé yi xamante ne ñoo nekk si diggante bi muy Ngor di Wakaam du Yoof ñoom it nañ roy si télé bi xam na ne ñun ñoom lañ am ñoom it ñun lañ am ama ku si nekk ñu mën a dimbalante ku si nekk mën a jàllal sa produit yi ama fu mu ko war a jàll ñii war a jël ñëw jël ama télé yi am réussite daal yàlla may leen jàmm di wax salaamaaleykum wa rahmatullah merci jërëjëf téléspectateurs yi yaakaar naa lii leen leen indiloon tey si seen émission au élevage ñëwoon fi nga xamante ni mooy diwaanu Ngor waaye ñëw bergerie boo xamante ni macha allah turu bergerie bi rek ndeysaan man si laa bokk muy bergerie Ahlulaay nekk fi nga xamante ni mooy diwaanu Ngor ci ginnaaw boulangerie bi kër Nabilaay yaakaar naa di gërëm aussi ki nga xamante ni mooy Mame Góor maa ngi koy gërëm bu baax waaye di gërëm waa Wakaam yëpp di gërëm ki nga xamante ni mooy le DG Papa Sadio le plus jeune DG de tout le Sénégal je peux dire ñu ngi koy jaajëfal di gërëm le directeur des programmes di gërëm monteurs yi di gërëm ki nga xamante ni moo géré tey ñaari kaam yi mooy papa ñu ko di ko wax papa moom ndaanaan la foofu rek laa yem di leen gërëm bu baax